conseil bi c'est populaire mais amoo droit cadre bu dul conseil municipal salle ba feesoon na dell donc gis nañ ne sur les 56 conseils fa teewoon 11 moo si wax ne d'accord nañu am ñu absenté mais la majorité plus de 38 personnes ba 39 ñoo wax ne d'accord uñu mais ñi ne d'accord nañu 11 personnes lañu. mais loolu conseil la mais pour askan bi laay wax. waaw dama ne pour askan bi marche boobu nga wax ni ñun dañuy demander autorisation de marche joxuñu ñu ko kon ñun defuñu marche ba population yi war a génn ak bañ a génn si jour conseil bi si la population fekk ñu foofu manifester seen désaccord par rapport ak redécoupage bi kon foofu ñun ñu ngi si biir di réunion mais ñoom rek ñu ngi si biti di wane ne ñoom bu leen d'accord loolu ñoom d'accorduñu. kon defe naa ne kon population bi. Aliou Leye nekk conseiller municipal comme yow moo nekkoon ganu émission kaay leeral askan bi dimanche bi ñu weesu nee na jour boobu ñu fa nekkoon di taali ay pneu nee na ñooñu la ñuy ooyalee délinquants fonciers loolu na leen tuddee mooy jaaykati suuf yi mu ne ñoo fa nekkoon parce que seen intérêt la ñuy sàmm mais nekkul askan bee gën a. waaw am na terme yoo xam ne moo yoo xam ne dafa diis du ma koo tuddee sama askan ndax lii dafay jeex te dañuy dajawaat na fa nekk. yow boo xoolee image di nga xam ne ay jigéen lañu ak xale ak ay mag kon bu fekkee ne ñooñu ñëpp ay délinquants fonciers comme ni ma ko waxee maa ngi excusé aussi terme bi xëy na loolu moom moo ko wax kàddoom la man nag je suis discipliné am na loo xam ne du ma toog di ko étiqueter sama askan ndax ëllëg dama leen soxla ëllëg kon du ma justifier sama d'accord ci ko ñu découper Bambilor tax na may taxer ña les deux délinquants fonciers nit ku nekk. bu ñuy indi luy wàññi doole sa askan nga ne d'accord naa si ba noppi di xas sa askan man du ma def loolu. waxtaan bi dañ ci ànd ak ki nga xamante ni mooy Lamine Sarr Badiane Lamine Sarr Badiane. waaw jërëjëf Lassana ñuy jaajëfalaat bu baax suñu doyen Saliou Diop. donc lii dañuy wax ne lii ab incohérence la. ñu ne incohérence boobu dañ koy corriger. parce que le président Macky Sall moom si boppam ba mu ñëwee Sangalkam di jàll si Malick Ba moom moo waxoon donc incohérence bi bés bu jëlee pouvoir di leen ko corriger donc si correction boobu tey mu def ko yenn yi ñi ne correction la ñi naan redécoupage ñi naan découpage tout ça mais lu mën a am mooy correction bi am na te ñëpp xam nañ ne Bambilor ëppoon na commune Sangalkam lu yaatu est-ce que kon jotul woon incohérence boobu noonu Macky Sall en tant que président de la République wax ko est-ce que newul dafa tenir promesse am. waaw loolu mën nañ ko wax mais ñun. ba pare ngeen ŋàññi promesse bi. non gis nga bi ñu ko proposé xam nga bu ñu la joxee un document les motifs ngay xool du lu ñu présenté rek ñu jël ko duñ ko consommer ndaxte ce qui loo xam ne baaxul ci dëkk bi ñu ngi wàññi doole Bambilor bi ñu xoolee motifs yi gis nañ ne bu dee incohérence ñu ngi koy réglé ci kaw beneen incohérence moo taxoon ñu wane suñu refus par rapport ak proposition yi ñuy defaloon. incohérence ci kaw beneen incohérence. waaw yéen ban incohérence ngeen gis. non boo nee tey dëkk bu mel ni Médina Thioub par exemple nga indi ko Sangalkam c'est à 9 kilomètres de Sangalkam or que Médina Thioub à 400 mètres de Jaxaay. gisoo woon Kër Ndiaye Lo jóge Kër Ndiaye Lo ñëw bokk commune Bambilor te traversé Sangalkam. non traversé Sangalkam boobu ñun ñoo ko doon éviter ndax tout ce qui est état civil dañ ko créé foofu ak Kër Ndiaye Lo pour permettre ñooñu ñu bañ a jéggi Sangalkam ñëw ba Bambilor kon ñun fexe nañ ba rapprocher la population des services yi nga xam ne moom lañ soxla muy état civil bu dee këyit la nag bu la neexee nga jógee Ndar bu la neexee nga jógee Saloum bu la neexee nga jógee Dakar il faut nga ñëw ba chef lieu commune bi bu dee déen la beneen état civil la nga fa pour éviter waa Kañek ñe la ñu déplacé wu ñëw ba Bambilor te foofu la état civil principal bi mais il y a 2 états civils secondaires ak beneen boo xam ne dañ ko bëggoon a créer à lépp gi. non dafa mel ne donc maanaam lii di problème nu nga waxee kilométrage dañ ko xaw a soulever tuuti maanaam distance bi donc mooy distance bi donc te bu dee foofu parfois may dégg ñu ne voilà ma ne ci jóge fii Bambilor même honorable député wax na ko fii xam nga ban dëkk la ne yéen a ngi nekk à 1 kilomètre de Bambilor ñu leen di yóbbu à 4 xaw ma ñaati kilomètres de Sangalkam donc est-ce que jóge woon tamit loolu est-ce que amul woon la fekk nga jógee Cité Mbaba Guissé wala nga jóge Kouroul traversé Sangalkam ñëw Bambilor est-ce que loolu tey lii nii réglé wul problème waa Kër Ndiaye Lo jege Sangalkam. ñu mën leen administrer. pour une administration boo xam ne li gënoon mooy créer une commune de Kër Ndiaye Lo Kouroul donc créer defuñu loolu Kër Ndiaye Lo dañu wax ne plus de Bambilor jamais de Sangalkam. mais waxuñu création dañ ne. dama ne la correction lañ wax. mais pour état bi jóge woon pour
créer yeneen commune mais dafa jógee pour corriger. dañu corriger mais ils ont créé des départements créé arrondissement créé département de Keur Massar arrondissement de Diamniadio arrondissement de Sangalkam kon loolu dama ne ñun li ñuy consommer actuellement ni nous sommes des responsables disciplinés dañuy bañ fa bañ jotee mais bu dee état jëlee disposition ne lii lay dogal dañu conformer aussi décision boobu mais dama la wax ne la lien de parenté bi nga xam ne am na si diggante yi ñun ak Kounoune ak Kër Ndiaye loolu yëpp benn famille lañu kon bu ñu demee tey ba ñu ne ñoom de seen distance ak Bambilor sori na ñu ne pour alléger seen période nañ créer un état civil secondaire à Kër Ndiaye Lo kooku defe naa ne du question du réduire bu dee distance rek bu doon distance rek kon Lébu gi du bokk à Bambilor. donc dernière question balaa Lébu gi mbedd rek moo dox digganteem ak Jaxaay. dernière question boo balaa may jox Lassana kàddu gi. sànq dama wax wàllu arrondissement. tey boo xoolee Sangalkam fa la gendarmerie bi nekk foofu la centre de santé bi nekk tey donc lii sous-préfecture bi tamit malgré ne donc arrondissement Bambilor la woon mais fa la ko implanté est-ce que le fait que comme loolu mënu foofu yëpp ñu jël ko bàyyi ko foofu benn yoon est-ce que na ko lëwee est-ce que gars yi naxul leen dès le départ. non du nax xam nga état moo jël décision ndaxte ñun Diamniadio li dépendre woon Diamniadio bi fay def foofu. du lépp luy soxla woon ma nga woon Diamniadio te arrondissement de Diamniadio lañ jógee ñu jógee ñu fi indi sous-préfecture bi mu nekk à Kounoune bu mu jógee Kounoune la ñu doog a ñëw fii à Sangalkam mais ñun bu ñu nee arrondissement de Bambilor du ñun ñoo ko créé état moo ko defoon kon bu ñu demee ba gis ne si carte d'identité ñu ci arrondissement de Sangalkam dañuy interpellé le ministre intérieur décidé à ce que nañ def bind la sous-préfecture de Bambilor arrondissement de Bambilor kooku du ñun les responsables politiques ñoo ko créé moom état moo defoon loolu kon bu dem état bay war ko dindi vraiment da nga war a am une concertation avec la population ñoom joxe seen xalaat. mbokk yi ñu fàttali ne yéen ci seen émission kaay leer askan bi ci ñi nga xamante ne ñoo ñuy déglu à travers suñuy onde di la 100.4 ñu fàttali ne yéen ci seen émission kaay leer askan bi di émission politique te ñuy dalal ki nga xamante ni mooy Saliou Diop nekk conseiller municipal ci mairie bu Bambilor jamono bi redécoupage ou bien correction comme Omar Gueye ni mu ko waxee comme moom lañ tënk wàll boobu bu affaire bi amee. yéen a ngi doon kaas à ce que Ngénduf ak fi nga xamante ni mooy Njaxiraat parce que da ngeen gis ne Bambilor la gën a jege tey décret bi bu mu wàccee jël nañ dëkk yooyu indi ko fi nga xamante ni mooy commune bu Bambilor instant nag Kër Ndiaye Lo ñu taf ko fi nga xamante ni mooy Sangalkam est-ce que bu nekkee terme bu mu utiliser correction nangul nga ko ne instant kon correction am na ci ni ñu defee correction bi. waaw man maa ngi tuddee découpage la ils l'ont fait. doo ko tuddee correction. non lan la ñuy corriger. xam nga man bu fekkoon ne lu ñuy corriger la lu ñu toog waxtaan ka ak nit ñi la ñu ne fii lii mooy imperfection fii la am mais bu ne lii ma gis ni man c'est un redécoupage proprement dit ils l'ont fait Njaxiraat Pël ak Ngënduf ñëw na à Bambilor alhamdulilah. kon est-ce que mën a jàpp ne waxtaan am na fa parce que début bi dañoo waxoon ne dañ koy dugal Sangalkam finalement ñu jox leen ko kon waxtaan am na. nous sommes bien placés waxtaan buy waxtaan ñun ñuy représenter la population la ñuy waxal nous les élus te ba ñu waxee ñun la ñu wax. ñun ñoo xalaat lii wax nañ ko fa wax nañu kaawu Ngënduf wax nañu kaawu Njaxiraat Pël. moo tax ñu appliqué ko. moo tax non kon dem kon kay kon arrondissement bi du dem ndax wax nañu arrondissement te arrondissement bi dem na. le cas de l'arrondissement. ñu bëri interpellé leen parce que ñu bëri lu mu mënta comprendre mooy que mairie bi lan naka la fi nekk depuis 2014 ba 2021 muy ay 6 ans jàpp ay 7 ans maire. nekk député depuis 2017 bu nekkee trompé wu ma ci chiffre ci année bi mos ay yoon ministre de l'intérieur di koy fekk à l'Assemblée nationale mosul ko interpellé à ce que dama bëgg siège sous-préfet. waaw xam nga da nga ne mosu ko interpellé or que il a interpellé donc loolu. mais mu ko interpellé ci li mu ko li mu ko wax mooy que loolu dañ jël ay dispositions ndaxte loolu mënul nekk. man ne arrondissement de Bambilor carte d'identité yi la ko maire présente ne carte d'identité yaa ngi ni boo xoolee sur les cartes d'identité dañuy def arrondissement de Sangalkam dana ko loolu on va le corriger si la ñu waxee joxe ay directives à ce que tableau panneau bi nga xam ne moo nekkoon sous-préfecture de suñu defoon sous-préfecture de Sangalkam dañu ko dindi def sous-préfecture de Bambilor arrondissement de Bambilor comment se fait-il que état bëgg a nax boppam si loolu mënul nekk donc correction boobu xëy na lenteur boobu moo am maire c'est un député mais aussi Omar Gueye c'est un ministre de la République nit ku nekk am nga foo mën a taxaw foo xam ne man nga dox
mbir pour que moom mu resté boo wax kii di wax ne léegi centre de santé bi nous ñun ñu ngi am 7 postes de santé à Bambilor dans la commune de Bambilor Sangalkam benn poste de santé pourquoi mu abrité district sanitaire bi. yéen loolu bu nekkee nga wane ne am na moyen boo xam ne de dissuasion moom am na ko auprès de ses collègues ministres te Ndiaye amu ko Ndiaye li mu woon mooy assemblée mu wax mu bind il a écrit pour affaire arrondissement bi bu ñu toogante ak le secrétaire municipal ne la woon li ñu bindoon adresse au ministre de l'intérieur jamonoy Aly Ngouille moo fi nekk waaw. moom lu mu am mooy toog fi nga xamante ni mooy assemblée nationale wax mais ñi nga xamante ni ñooy askan bi nga xamante ni ñoom ngeen toogal gis nañ benn mouvement bu ci mel ni mouvement Sàmm Sa Gox nga xamante ni à chaque fois dañ doon nekk di gën di ñaxtu à ce que arrondissement bi ñëw Bambilor mais mosuñ gis ñu bokk ci mairie bi ñoo jàppale leen ñoo doxal ñaxtu loolu pour arrondissement bi ñëw est-ce que kon foofu yéen fulal ngeen woon affaire bi jamono boobu. non fulal nañ ko gis nga bokk si mairie bi bokk taxul nga bokk si dëkk bi ñu am ñu benn particularité nous sommes de Bambilor nous sommes de la commune de Bambilor Sàmm Sa Gox ay waa Bambilor lañ am nañ droit ñu manifester. est-ce que affaire bi ñoom ñëpp ñoo jàppale ci combat boobu noonu. non une manifestation arrondissement ñun ñëpp ko bokk. kon ñoom bu ñu manifester pour le compte de l'arrondissement de Bambilor ñun lañ ko defal nañ ko ñeneen. ñu am conseil rek arrondissement kii bi manifestation bi baaxul déedéet ñun ñu ngi si leneen di dox ñoom bu ñu doxee côté bi ñun ñu ngi dox côté ba. mais pourquoi dañ leen fa gisut te gisuñ tamit ñi nga xamante ni mooy seen ndaw yi parce que yéen kilifa yi peut-être mën nañ wax ne yeneen ci yeneen mais seen ndaw yi nga xamante ni ñoo ànd ak yéen politiquement dañ leen doon gis sur le terrain ñuy xeex à ce que arrondissement bi ñu di ko fi. non kon man xëy na yow am nga xam-xam boobu. xëy na mbooloo ma nga si kan mooy suñu ndaw ak suñu ndaw ndaxte. li nga wax ne seen ndaw kay ràññee nañ leen. yow xam ne ñu ngi yàgg si terrain bi nag de. waaw mais xam nga ñun li ñu yor si ndaw defe naa ne boo ko doon lim fi si dëkk bi du jeex da nga naan kay ñi jiite ndaw yi xëy na ñooñu nga xalaat mais ndaw commune Bambilor ñu bokk si APR ñu bokk si Benno Bokk Yaakaar wax dëgg yàlla kooku man mënuma ko lim te ñooñu ñu ngi si Sàmm Sa Gox boobu am na si ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñun nekk si biir. est-ce que nekkul donc est-ce que nekkul maanaam bàyyi ba lii di jaan bi wàmb ngay door si watit bi moom la waa Sàmm Sa Gox bi dem parce que arrondissement déjà jël nañ ko yóbbu nañ ko Sangalkam donc est-ce que kon toog bu nga xam ne nii loolu yëpp am na ba pare ngay ëbbatiku ne vraiment retour de l'arrondissement loolu est-ce que loolu am na xam-xam. waaw xam nga kenn ku ne ak sa vision fu mu toll rek ñun bu ñu sañoon te loolu mu ñëw wax dëgg yàlla loolu. bu ñu sañoon arrondissement ba mu ñëw mais dafa am wax boo xam ne ak jëf boo xam ne dañ koy def ci teel ñun on a refusé devant l'Assemblée devant le sous-préfet moom mooy représentant de l'État moom mooy bind la ñuy wax yóbbu donc bi muy yóbboo gis nañ ne ñoom décret bi ñu ñëwee la ñu tenir compte mooy ngir nu fa njaxlaatal dañ koy delloo Bambilor mais villages yooyu les 5 villages traditionnels ak cités yi arrondissement bi yóbbu nañu ko à Sangalkam. est-ce que loolu actuellement honorable député mais yaa ngi koy wax léegi parce que yaa ngi ne ministre bu l'intérieur bu njëkk ba Aly Ngouille Ndiaye tudd nga ko. moom tamit ko wax tudd na Aly Ngouille Ndiaye depuis est-ce que loolu jamono yi ba ñu wàccee Aly Ngouille Ndiaye ba léegi le honorable député commence am ay jafe-jafe biir présidence. déedéet man gisuma loolu. est-ce que ne ko moo nekkoon dooleem foofu. déedéet man xaw ma relation diggante maire ak Aly Ngouille dama ne. bi ñuy wax affaire arrondissement maire interpellé ko à l'Assemblée nationale maire il a beaucoup de relations ci ministre ndaxte il fait partie de Benno Bokk Yaakaar c'est un député du peuple ba noppi ba nekk député francophonie kon boo demee ba ñu taxal la assise boobu nga am ko sur l'échiquier national defe naa ne kooku mënoo joxañ kenn ne kii mooy nitu maire pour moom ñëppay nitam mais dama ne ko affaire arrondissement bi. mais relation ak Aly Ngouille Ndiaye. est-ce que Aly Ngouille Ndiaye nekk woon vraiment son protégé principal biir palais. man mosuma gis maire xam maa ngi nekk si maire bi mosuma gis Aly Ngouille dugg fi wala maire jël ne day dem seeti ji Aly Ngouille yëguma ko. mais seen relation lan la. relation comme frère de parti lañu bokk président de la République bokk Benno Bokk Yaakaar bokk APR bokk Sénégal kon war a œuvrer pour le développement du Sénégal. loolu defe naa moo leen boole. lan moo tax ba mu waree doon député donc ñëpp xam nañ ne députation boobu moom Omar Gueye jotoon nañ si waxtaan monsieur le maire wax ñoom ñaar jotoon nañ si waxtaan. donc ñu ngi dégg sax ba mu joxoon ay kayitam sax joxoon ko kii di ministre Omar Gueye mais finalement Aly Ngouille Ndiaye moo ko informé est-ce que loolu nekk woon jaxase bu nga xam ni
foofu la tàmbalee sax ñoom seen problème. man li ma dégg si Aly Ngouille Ndiaye. li ma déggee mooy que président lañ ko wooyee mais du Aly Ngouille président lañ ko wooyee nekk sa document ñëwul indi ko si guddi gi. Aly Ngouille moo ko woo. ah moo ko kon boobu yow yaa ma koy informé ndax ma loolu. mbokk yi ba léegi ñu fàttali leen ci seen émission kaay leeral askan bi di dalal ki nga xamante ni mooy Saliou Diop nekk conseiller municipal dañuy ñëw ci beneen ponk muy politique. ki nga xamante ni mooy honorable député maire Ndiagne Diop bëgg na deuxième mandat selon lu ñuy nekk di dëgg ci ñi nga xamante ni ñooy jegeñaale mais askan bi Saliou Diop lu ñu mënta comprendre mooy que maire naka lay amee majorité bi conseiller bi. ci fi nga xamante ne mooy commune bu Bambilor ñi naan dafa bëgg li nga xamante ne mooy deuxième mandat ay conseil am kenn mënul woote def benn assemblée générale koñam mais il fallait que benn acteur de développement di libaas ba nekk di koy xàllali yoon mais ñun yéen conseil yoo xam ne da ngeen ànd ak maire lan ngeen seetaanee loolu lu tax ngeen seetaan loolu. mais politique ndax da ngeen amul ay. politique non du question boobu politique nga wax libaas c'est un responsable politique. boo doon wax conseil municipal bi mooy woote kay. ñun les conseils dañuy woote ñun chaque semaine wala chaque un mois même bu ko njëñeegul on se réunit les conseils ñu ànd ak moom mais bu dee politique la libaas ma dem ma sàmba am nañu droit ñu def seen activité politique ndax kenn ku ne muy œuvre pour la réaction dañ leen jóg pour si élection yi ñëw kon bu libaas defee loolu dafay jouer partition si li nga xam ne ñoo ko bokk. ñu bëri c'est encouragé di ko féliciter. ñu bëri di joxtu ne sax bu nekkee honorable député maire Ndiagne Diop. déposé li nga xamante ni mooy deuxième mandat libaas mooy doon seeni plan B keroog sax yaakaar naa Badiane bu nga ko koy laaj booba yaa nga fa. waaw plan B man xaw ma ko si affaire politique ma daal je suis un ancien politicien mais man mosuma appliqué ay plan A ak B ndaxte aussi loolu ma dégg Badiane posé na ko sama kanam mais libaas dafa jóg pour massifier le parti gis nañ ne moo war a mën a taxaw pour que dañ mën a amaat un deuxième mandat. te bu si kanamee da ngay gis ne du libaas nañ bari ñun ñëppay jóg dugg si askan bi def suñu campagne pour la réaction de Ndiagne Diop donc libaas jël na départ na mais bu soobee yàlla ñun ñëppay dara jógandoo dugg si askan wax ak ñoom ndaxte xam nañu léegi disposition yi nga war nañ ko jël suñu biir. lu tax ñu wax plan B mooy que politique ngeen di def. te politique la ñuy waxtaanee. gis nañ fi ay Khalifa Sall gis nañ fi ay Karim Wade ñu leen doon nekk di wax ne pour ñu ut plan B. ñu nekk di wax naan candidat la ñuy doon. ñu dem ba élection yi taxaw mënuñ doon candidat seen militant tasaaroo. te lu tax may nekk di insister ci lii mooy que quelqu'un comme Aliou Leye nga xamante ne moom lañ dalaloon dimanche bi ñu weesu. nee na moom xalaatam waxoon mooy loolu mooy am de mais dafa njortu ne gis le bilan du maire dafa gis ne du APR da ko investir. loolu xalaatam la te loolu dafa mos a nekk si digganteem ak moom Ndiaye maa ngi lay rappelé ne. moom ku opposé woon Ndiagne la bi ñuy def élection municipale il s'est présenté comme candidat à voter am benn voix muy boppam kon kooku bu demee ba toog am xalaat du def une réaction positive par rapport ak Ndiagne donc c'est de bonne guerre effectivement nit ki moom boo ko fekkee da ngay contrainte ak moom dafa Ndiagne day wax ne ku sa wëjj di sëlam doo set. mais campagne bi ñoom ñoo àndoon 2014 Aliou Leye mu ngi woon si benn bokk yaakaar. mais ba ngeen demee ba gañe nag. wax dëgg fa yàlla wala moom donc conseil bu nekk am nga sañ-sañ nga bëgg naa ne. ñëpp kenn ku ne am nga droit ne ma bëgg naa nekk candidat. waaw est-ce que loolu day tax sax mu nekk wujj. ah si wujj la xam nga daal. léegi ñoo su bëggee keneen du bëgg. déedéet bi ñu toogee man maa convoqué la réunion. kër Ibrahima Mbengue. may leen maire def nañ campagne ba pare fal nañu conseil municipal yi léegi nag bureau conseil municipal yi taxawal muy les maires et ses 3 adjoints dama leen bëgg a xamal léegi kan mooy candidat. booba ñun am nañu école suñu biir ay candidat ngi si. Amadou Junior. waaw ma ne leen. Aliou Leye. ma kii ma ne leen man maa convoqué la réunion ku fi ne candidat na nga tàllal solo Aliou Leye tàllal Omar Gueye tàllal Ndiagne tàllal am na ñu ne sax non Ndiagne moo teddali ma ne non fii 42 la ñu am 44 ku nekk candidat na nga tàllal bi ñu tàllee par mais nañu def ay primaire entre nous les conseils ku ñu tànnal nga nekk suñu candidat Aliou Leye dem ñibbi. Omar Gueye Junior toog mu ne mu jigi mu ne moom bàyyi na loolu moo waral bi ñu demee si par discipline de parti Omar Gueye il s'est pas présenté mais Aliou dafa ñëw présenté moo ko defe naa monsieur Kane. tey au cas où
parce que politique la ñuy politique moom la ñuy waxtaanee te politique ngeen ñi def saa su ne damay nekk di revenir ci terme bi pour fàttali ñi nga xamante ni ñooy auditeurs yi keroog honorable député maire Ndiagne Diop mooy keroog bu muy nekk di séddale table banc yi dafa wax ne mu ne bu nekkee mu ngi toog di déglu li nga xamante ni mooy coalition bi bu ko investiré mu doon candidat bi bu nekkee investirut ko moom du samp ab benn mouvement pour demee beneen liste képp koo xamante ni APR samp na ko fi day ànd ak moom kon kooku wóolut ko ne à 100% mooy doon candidat mais bu nekkee tey APR investirut maire mu investir keneen est-ce que yéen pare ngeen pour ànd ak moom. pour jàppale kooku. da am benn candidat la ñu am mu Ndiaye. ah mais moom la parti mais xam nga nit ki nekk foofu da nga ne ki nga ñam ba mu sax ba nga naan naa ko tefaal mu sàppali ñun dañu bëgg parti bi fekk suñu foofu yow ku nga ñam am na keneen ko ñam keneen askan bi non benn maire kay moo fi amagul muy Ndiaye moom moo fi am depuis que ñu am communalisation intégrale moom c'est le premier. yow yaa ngi koy ñam muy neex. mais keneen mën na ko ñam neexul. dama ne askan mi ngi koy ñam. muy neex te waaw te askan bi ñu koy plébiscité comme seen candidat. bu est-ce que askan bi tamit am nañ ñoo xamante ni am nañ benn président mouvement boo xamante leer na leen ne kii bu toogee xëy na dina fi def leneen kooku tey mun naa ne yow mun ngaa gis Ndiagne moom mu gisee keneen. mais am nañ si droit président mouvement bi man na am mu dund daa nekkan fi ne nii politicien lañ comme li nga ko waxee. donc xam nañ ne yow y aura d'autres candidats. donc loolu dañuy bàyyi li si kanam xam nga nit ki moom doo génn nettali génte jàmbur te ne waxula ko. comme mais li si kanam. mooy que comme ni nga waxee nii kenn ku ne dama naan soxla na boo soxlaa na boo war a ne soxla nga. wala askan wi plébiscité na comme seen candidat. léegi na parti bi nag mooy décidé. waaw léegi laata la lu wax mooy parti bi bu fekkee ne décidé wul honorable député Ndiagne Diop pour mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Bambilor est-ce que di ngeen rangé wu si candidat boobu. moom moo wax. di xamante ne Ndiagne moo wax ne bu ñu ko plébiscité mu nekk candidat moom dina ko doxal. bu ko nekkul mu respecté décision parti. waaw kon ñoom si loolu lañ koy fekki. kon tey mun nañ jàpp Zal Diop ne bu nekkee honorable député maire Ndiagne Diop bu nekkee APR investirut ko mu doon candidat ci élection locale yi ñu dëgmal dinaa cité ñenn parce que yéen a bokk parti Modou Sall Diop APR la bokk Aliou Leye comme 2014 mu ngi doon nekk di déposer candidature am kon moom it mun na samp ndëndam Landing Mbeng moo fi indi APR fi nga xamante ni mooy zone bii nii ñett ñooñu kon képp koo xamante ni APR investir na ko yéen Zal Diop fas yéene ngeen topp ci ginnaaw kooku. man du ma topp ci seen ginnaaw ndaxte dafa mel ni da nga yemale ñetti nit ñooñu rek te am na ñeneen ci politique. ñoom lañ gën a ràññee ci parti bi tamit. parce que Modou Sall lu tax ma cité leen mooy que du ma cité n'importe qui parce que Modou Sall quoi qu'on puisse dire moom moo nekkoon deuxième ci élection locale yu 2014. Aliou Leye bu ngeen demee ba dernier moment mu ngi doon nekk di déposer candidature am nee nga benn voix la amoon Landing Mbeng moo fi indi APR. moo fi indi APR te moom. moo nekk premier adjoint au maire. mais gis seen carrière googu moo tax ma cité ñett ñooñu est-ce que APR bu investir kenn ci ñoom yow fas yéene nga topp ginnaaw. mais dama li tax ma wax la loolu lu tax yow xalaatoo man mi pour que tey bu ma APR investir lu tax xalaatoo Papa Ndiaye lu tax xalaatoo ku mel ni Omar Gueye Junior donc loolu dama lay wax ne la nous sommes les responsables de la première heure. te def nañ si gox bi loo xam ne. non c'est que loolu lañ bëgg a wax xam nga ñu bëgg a wax. personnalisé débat bi. maanaam ñu bëgg a wax. waaw bu fekkee honorable député parti bi investir beneen responsable APR ak ku mu mënti doon est-ce que pare ngeen pour ranger aussi kooku. man dama gëm ne parti bi moom lay investir. ah bon man loolu laa gëm man gisuma keneen man gëm naa ne parti bi Ndiagne Diop lay investir ndax il a fait loo def na loo xam ne ñun gis nañ ne à l'heure du bilan. bu ko présenté nit ñi askan wi toog présenté ko dinañ ko delluwaat. am na ku ne honorable député Ndiagne Diop ne sera pas le candidat de Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Bambilor. waaw kooku xëy na yàlla moo ko jox pouvoir boobu man xaw ma kan mooy nekk Ndiagne Diop nit ku nekk yàlla moom sa bakkan mais Ndiagne bu ko yàlla mayee wér ak fan wu gudd il sera le candidat de la commune de Bambilor. et le coordinateur départemental Omar Gueye. waaw. parce que mënoo wax candidat si maanaam sànq ñu ngi wax 12 collectivités xam naa léegi sax 11 la
parce que Jaxaay génn na. donc léegi moom en tant que coordonnateur départemental. gox bu nekk ku fa parti bi di investir moom da siy am maanaam cër maanaam si décision yi dina ko fekkee moom en tant que coordonnateur bu fekkee Bambilor xool neen dans le département ñu ne Bambilor nañ investir par exemple diw exclure honorable député Ndiaye Diop est-ce que loolu mënul am. dafa am lu ma la bëgg a rappeler li Macky Sall wax chaque maire yaay coordonnateur communal sa gox. mais il y a un coordonnateur départemental. waaw il y a un coordonnateur départemental mais wala am mainmise pour que moom mooy tànn un candidat au niveau de la commune. mais Macky bu muy wax loolu est-ce que président Macky Sall autant pour moi bu muy wax loolu est-ce que nekkutoon na pour élection présidentielle yi rek la woon en 2019. wax na ko Kaffrine. daf ko waaw merci beaucoup loolu laa bëggoon a wax ne wax na ko à Kaffrine kon dafay wane ne chaque maire yow yaay coordonnateur foofu te yow wax lim nga ko léegi nga ne 12 communes ba nga ne 13 la. 11 non 12 communes la département Tëngéej. Jaxaay moom la ñu wàññi. moom la ñu wàññi. waaw mais mooy 11. waaw 11 yooyu. donc du parti bi parce que buy discuter pour être un coordonnateur y a un staff bu ne sa wet. ndax Omar Gueye du mu à lui seul le parti bi waxal. boobu wax ak moom il des coordonnateurs des communes dañuy toog. waaw kon parti bu buy taa nekkee defe naa ne du dañu Omar Gueye waxal ñoom ñëpp la ñuy laaj seen xalaat c'est-à-dire day coordonner les activités du parti au niveau département. voilà. donc xëy na peut-être lu ma bëgg a rebondir ba léegi ci wàllum politique la ñuy waxtaanee ba léegi ndaxte ki nga xamante ni mooy Aliou Leye fu mu gis mooy que bilan bi nekkul bilan boo xamante ni wax naa mën a tax ñu falaat nit te nee na seen bilan yéen nu ngeen di nekk di liggéey mooy que xam-xam bu yàgg boobu ngeen yor maanaam communauté rurale ni ñu koy gérer mais ce qui concerne l'acte 3 de la décentralisation amu leen si xam-xam nee na loolu moo tax ngeen raté li nga xamante ni mooy. nee daal dafa bëgg mu génn bu rafet daal. maanaam mu ne ko porte. sortir par la grande porte par la grande porte quoi. c'est-à-dire moom acte 3 de la décentralisation pour moom maîtriser wu ko. comme moom ngi génne boppam si bilan wu commune. parce que il est conseil municipal. kon kooku defe naa bu ne am na xam-xam bi des na. nee na bilan baaxul. waaw baaxul moom la concerné nous sommes 56 conseillers et il est acteur de ce bilan là. ah mais est-ce que mu ngi am yenn cër yi tamit di lekk di liggéey ci bilan boobu noonu. mu ne est-ce que cërale nañ ko fa benn pàcc boo xamante ni. mu ngi koy nekk di exercer parce que nee na yéen seen vision yëpp mu ngi yem si ay foyer de jeunes. tabax école ay marché. vraiment. mais innové moom xam nga fi indi régler la demande sociale. demande sociale kese. ah si loolu moo njëkk politique la ngay def mooy que nga def maillage u commune bi xam dëkk bu nekk la mu am ak li mu manqué le gis nañ ne tey lii soxla nañu ko nit ki doo soxla poste de santé nga defal ko marché wala mu soxla foyer des jeunes nga dem defal ko école te loolu defe naa ne mooy gros investissement yi nga xam ne au niveau de la commune buñ ko doon lim fi tey duñ fi jógee ah moom nag tey dama ne boo demee ba yow nga bëgg a falu bul tax nga taxaw ci kaw nit pour jéem a falu un bilan moom du moom moo war a taxaw di wax bilan wu commune Bambilor maa ngi respecté naa ko trop. si la bokk mais dafa bokk ci commune bi tey bu ñu doon wax def leen seen bilan si ñuy tax war a def bilan boor bi la war a féete bu paree nag mu doog a dem def lu ko neex mais actuellement ñun ñu war a jàkkaarloo askan wi présenter leen le bilan de la commune de Bambilor mais tey ku si bëgg a roccee ko ren du man rek boobu war la. voilà donc lii du commune Bambilor ñu ngi naan budget bi yegg na presque 1 milliard. daanaka donc ngeen juróom-ñaar at muy 7 milliards est-ce que tey mën nañ gis ci commune bi benn infrastructure bu am un grand coût au moins ay 500 wala au moins benn infrastructure boo xam ne au moins généré na 1 milliard bu nga xam ne nii vraiment ñëpp a koy wax. xam nga vous avez recouvert 7 milliards. non. 7 ans 7 milliards non budget prévision la. dama wax ne at bii. bu ma collecté fii ñun ñoo yor suñu politique de recette ak li ñu état bi jox ñu ne yaakaar nañ at mi dañ si am 1 milliard 600. mais 7 ans yi est-ce que. non non dama la bëgg expliquer. non pour wax 7 milliards. na bu saakoole si loolu dama ne la 1 milliard 600 boobu. bu ñu ne xalaat nañ ñu ko am si at bi. léegi nag ñoo dem uti jukko bu ñu demee ba année bii bëgg a jeex dañuy def le compte administratif ne 1 milliard 600 yooyu ñu xalaatoon kat jotuñu see collecté lu dul 900 millions. ñu xam ne bilan bi est positif. si 900 millions si la ñuy wax ñun lii lañ si réalisé bu déwénee ñu ne kii c'est un vraiment budget bi
nañ fexe ñu xaw ko wàññi wala ñu yokkaat ko. ndax xalaat nañu yeneen recettes yu bees mi ngi ñëw. donc loolu moo waral nga dégg budget 1 milliard mais du loo téye nii mu nekk ci caisse at mu ne 1 milliard 600 ñëw ba mu kon dina ëpp sax 7 milliards. voilà léegi admettons chaque année ngeen dugal au moins 900 millions. admettons loolu moom mën nga ñàkk. waaw pendant 7 ans ça fait 6 milliards 300 est-ce que am na benn infrastructure buy coûter 1 milliard. non dans la commune de Bambilor loolu ko boo ko defee ñu jam la mënoo jël benn infrastructure boo xam ne. ci 7 ans yi amul benn affaire boo xam ne ñun mën nañ ko gis. parce que seen infrastructure. bu gën a boo xam ne dugal ngeen fa xaalis. marché bu Bambilor la. te chiffre bu ngeen di avancé mooy 100 millions di téeméeri millions. bu ñëwee loolu ay réfectionné ay salle de classe yoo xam ne au coût de 800 000 700 000. 800 000 réfectionné salle de classe la wax ñun dañuy def ay construction de école et 2 salles de classe équipé ko defar ay postes de santé li nga wax ni si marché bi ëpp na loolu ndaxte actuellement ñu ngi préparé pour defar 40 cantines ci kaw. marché boobu sax am yenn manœuvre yoo xamante ni parce que bu ma lancé émission bi à chaque fois da ngay gis ay commentaires da ngay gis ay commentaires yaas dafa mel ni sama micro voilà dafa da ngay dégg yenn commentaires yi ñu ne dafa am nit ñi nga xamante ni liggéey nañu woon ci marché bi nga xamante ni ba léegi am na seen somme xaalis boo xamante ni mënaguñ koo jot ba léegi ndax loolu li ngay dëggal la ci commentaire yi bu ma affiché li nga xamante ni ne yaay nekk suñu gan ñu naan c'est la personne boo xamante ni dinañu mën a dindi ci mbir bi. waaw xam nga. dafa mel ni am na auditeur bu nekk benn téléspectateur bu nekk ci ligne bi yaas. salaamaaleykum. dem na ñu ngi lay nekk di déglu ci mbir boobu. nee nañ dafa am ay nit ñi nga xamante ni. liggéeyoon ci marché bi mais boobu ba léegi jotaguñ li nga xamante ne mooy seen i koppar am na benn somme bu ñu jotagut yow nee nañ di ngeen ci mën a dindi ci mbir boobu. waaw li ma si mën a gindi mooy que yàlla ko yàlla yéen monsieur Touré moo gagné marché pour la construction du marché de Bambilor. te defe naa ne jusqu'à que mu décédé yoroo luñ ko xaalis. la comme ña mu fay ak ñu mu fayul ak yooyu yëpp ñu di si dugg mais l'essentiel le contrat bu mu seqal la commune. bi mu décédé dañu xaar ba famille ñëw ñu joxaat la ñu continuer liggéey bi par respect ci disposition yoo xam ne jëloon nañ ko ak moom mais tey du ñoom ñooy ñëw ne ñu dañuy réclamer ne yoral leen leen xaalis wala dem nit mën na fa liggéey ci kaw entreprise bu mu liggéey bu ñu ko fayee si entreprise am kooku commune yoonam ñëw si dara mais commune la mu seqee entreprise bi mën na jox ko avance 30% wala 40 bu demee si biir liggéey bi par tranche bi toll na fii ñu jox ko ba ñu réceptionné ñu doog ko jox actuellement ñu ngi si phase préparer cantine kon pare wuñu ak ñoom xëy na man nit ki mën nga ko liggéeyal desel nit ki nag moom mën la ñàkk ci liggéey. mais loolu est-ce que loolu entreprise la ak ay employé. est-ce que loolu li ngay dëggal la man ñu envoyé seeni commentaire nekkul ñi nga xamante ni ku gañ woon marché bi moom lañ amal link boobu mooy yéen waa mairie la amal link boobu ci lu ñu wax ñoom yéen lañ amal link boobu noonu ngeen amel leen li nga xamante ni mooy xaalis ndax li ngay dëggal la am na ñi nga xamante ne ngeen téye xaalis ba léegi. déedéet lancé na loolu mënuma ko dëggal yow nga yor sa entreprise ma signé yow contrat la même personne. seul ma soxla ko ci yenn liggéey waaw yi nga non liggéey bi bu dee lu ñu war a gas la wala def nangam kooku liggéeyu manœuvre la. mais entreprise commune du dem fekk Zal Diop mu taxaw ni rek en parce que nga ne que damaa bëgg nga gasal ma fii wala nga ñëw tabaxal ma fayal déedéet dañu koy jaare si entreprise def passation kii gagne marché bi dem liggéey léegi nag moom mooy jël ay nitam ay maçon ak ay menuisier ak yëpp liggéeyal ko bu fekkee liggéey boobu nag bu dee fayee ko moom moo leen di fay mais bu dee kuy commune di war a fayee ko moo leen di fay ki yor entrepreneur bi Yaas dafa am problème mooy. voilà donc foofu lu ma waxee mooy dem ngeen ba def réception bi def inauguration bi. phase kii bi. donc phase bu njëkk bi. est-ce que mairie bi honoré na ay engagement ci phase bu njëkk bi diggante moom ak entrepreneur bi. waaw honoré na ko. lépp mat na. honoré na ko ba bi kii décédé xëy na dañoo xaar sa famille réagir ñu doog a mën a. complété ak ñoom ñu mën a ñëw mën a defar les cantines. ñu ne budget bi mu si bëri ay budget de fonctionnement moo si ëpp budget bi da ngeen di jël genn wàll gi yëpp def ko budget de fonctionnement budget d' investissement tuuti ngeen siy def est ce que loolu moo tax ñuy am ay foyer déjà.
ak ay un budget doit être un budget équilibré. est-ce que bi équilibré la. ah si kon ñu rejeté ko au niveau de la préfecture un budget bu équilibré wul du ñu ko nangu donc xam nga nit ki. mais fonctionnement bi bëri na. mais c'est vrai. sur les 900 on prend ay. 500 600 quelques millions pour fonctionnement. xam nga nit ki aussi boo nekkee dans une zone boo xam ne. mënaguñu lu ñu kii ndaxte commune bi mi nga xam ne 130 wala 140 xale yoo xam ne ñoo la utal liggéey ñi ñu embauché leen ñu am CD ñi am CDD ñi am CDI kon loolu ak ñi nga xam ne ñu ngi leen di jël si poste de santé yi mooy yi ma wax léegi 100 et quelques personnes la prise en charge élèves étudiants ak prise en charge des malades yooyu yëpp mbir la loo xam ne bu commune bi nekkul woon dina gën a ñaaw kon bu demee ba loolu mu def ko day permettre à la population vraiment mu nekk ba si bien-être. mu am benn ponk boo xamante ni Lamine Sarr Badiane dama bëri li ma koy nekk di dëgg seen gars yi di koy nekk di utiliser mooy que damay dëgg dinaa ñëwaat tuuti ci wàllum redécoupage bi ñu ne bu ñu utiliser l'article 74 du code général des collectivités territoriales damay dëgg ñi ngi koy nekk di wéy di wéyaat mais parce que maire sax da koy nekk di wéy di wéyaat ne bu ñu ko toppoon li nga xamante ni mooy commune bu Sangalkam dañ koy supprimer ma bëggoon a xam yéen ci ban baromètre ngeen mesurer boo xam ne commune yi Sangalkam boo utiliser l'article 74 da nga ko war a supprimer jaaxal na ma trop. non waru la jaaxal xam nga nit ku nekk. jaaxal na ma expliquer ma kon. non loolu du maire moo ko wax. ci conseil bi defe naa ne. maire jour parce que boobu maa ngi woon ci biir salle bi jour bu ngeen di joxe seen avis mu ne bu ñu utiliser woon l'article 74 du code général des collectivités territoriales mu ne commune bu Sangalkam dañ ko doon supprimer. non dégg lu ma wax dama ne loolu maire bu ko waxee dama ne dafa compléter ñun conseil bi li ñu wax xam nga c'est un conseiller. il a droit à la parole ndax bi ko préfet ne que a ci commencé waxtaan ma ne ko non yow yaay diriger ndaxte yow yaay représenté état yaay ñuy présenter document bi dama ne def li mu wax ni dëgg la une commune beneen commune bu viable wul nekkul porteur de développement dañ ko war a taf si beneen commune boo xam ne mi ngi dox di liggéey or que loolu la wax te si article 74 code des collectivités territoriales. mais Sangalkam mi ngi dox. waaw xëy na yow loo nga xalaat. mais Sangalkam am na Sangalkam yaa ngi gis pavage mu ngi dugg lumière baa ngi tàkk. ñu fa gën a njëkk a taal lan. loolu commune nga liggéey. Sangalkam ba mu wax dama ne xam nga. pavage yaa ngi dugg si biir. loolu Promoville la. ubbi tey daanu tey. waaw si kase yi Sangalkam rek moo koy def. si wàllu fourniture. ñun lu ñu investir si wàllu éducation amul benn commune bu ko def. mais mu ngi dox. te loolu yow war nga xam en tant que enseignant xam ne commune Bambilor li muy def si enseignement wax dëgg yàlla bari na commune yu ko deful fii. mais bu ñu ko waxee Sangalkam malgré maanaam commune bu ndaw la mais mu ngi doxal maanaam ak budget mu am mu ngi doxal. waaw kon lu tax moom. kon est-ce que dañu ko war a supprimer. de wax ñu supprimer ko day nañ ko taf dans la commune de Bambilor xam nga booba aussi nit ki bu fekkee ne da nga bëgg ñu corriger ñu def ay incorrection nga wax mais pourquoi pas ñu def benn commune la grande commune de Bambilor comme il a proposé à Pikine il a proposé à Thiaroye. mais loolu bu ñu ko defoon est-ce que du tàng si yéen. nu muy tàngee. vous ferez face. avec le ministre non xam nga ñu daan nañ si séntu ëllëg. émergence su commune bi à ce que kii xool naa nga bëri kii xool naa nga bëri ça importe peu ndax population bi ak askan moo tax ñun war a liggéey bu nit bu fekkee ne ñoom moomuñu commune bi du le ministre moo ko moom du njeej moo ko moom. population bi fal bu ñu ko defal la grande commune de Bambilor bu boobaa bu ñu bëggee liggéey ñu liggéeyandoo développer pour le intérêt. est-ce que yéen a ngi imaginer tension bu si newoon am parce que déjà ñaari communes yoo xam ni ku nekk maanaam da ngay indépendante ñaari communes yi ñu ngi duggante responsable politique waaw c'est ça laay wax waxuma askan wi mais policiers yi ñu ngi duggante di jàmmarloo di laalante ñooñu nag ñu leen boole léegi si benn commune est-ce que yéen a imaginer conséquences yi si newoon am après. ñu yaa ngi dégg rek ñu coow Thiaroye ak Pikine ñu ngi xëccoo marché ñu ngi xëccoo nangam. te moom moo ko proposé woon à ce que ñu def la grande commune de Pikine jël ay commune boole leen yëpp ñu nekk benn mais boo ko defee fële xam nga ñoom aussi amuñu jubóowuñ nga nangu ñu def ko fële pourquoi mënuñu ko def fi la grande commune de Bambilor bu boobaa de Keñek ba Koungheul Ngala ba Cité yi mu nekk benn commune comme moom commune rurale Sangalkam benn la woon kon bu loolu bu ñu ko delluwaatee defe naa ne warul am tension. mais jamono yooyu
yéen ñëpp ay njabootam ngeen woon. non mais est-ce que nekkoon si suufam. mais tey njaboot gi màgg na ba du ko diir mbagg. est-ce que non man mosuma nekk njabootam. man mosuma. non yow moom yow. ñoo ne woon. voilà ñoo ne woon ay njabootam. xam nga loolu foofu lay gën a neexee. ndax comme ñoom dañoo ñàkk nekk benn moo tax ñu jubadikoo bu ñu leen boolee ëllëg vraiment war. mais njaboot fu mu nekk nii njaboot yi ku ne da nga bëgg a samp sa kër bopp. waaw loolu mooy problème bi. samp kër ba pare kilifa gi dafa bëgg teewal kii ba léegi. waaw xam nga kenn ko sa bëgg kenn ko sa bëgg mais aussi ñoom aussi war naa xam ne ku aaye sa doon sa déwén ku aaye sa doon si déwén ñaaw nit ki da ngay fexe am yéene am naa li mu yéene sama njaboot am li mais man rek may am kooku boo ko defee politique dañuy dox sa nit. keroog ngeen utiliser benn terme ngeen ne da ngeen bëgg a gagné li nga xamante ni mooy ñaari communes yi gagné commune yi Bambilor ak commune yi Sangalkam ngeen ne Pape Sow ngeen bëgg a samp foofu noonu pour mu jël commune bi ngeen yaakaar ne dina yomb ci Pape Sow am. non xam nga loolu officieusement xam nga ni ki bu jël parole wax Pape Sow nangam mooy wala futur maire de Sangalkam kooku nit a ko wax mais du loo xam ne ñun ñoo toog en réunion wax ko. mais tey bu ñu sañoon tey mu nekk le maire de Sangalkam. ça je vous le dis. dina doon candidat moom. ah dina doon candidat loolu si xam. jërëjëf parce que moom moo am propre kii am pour man ko def mais dama ne Omar Gueye il n'est pas le Messi du moom nit ko war a nekk candidat ñu dox ndigam déedéet. actuellement. Pape Sow ak Omar Gueye ñoo bokk dëkk foofu Omar Gueye am na droit mu ne bëgg naa nekkaat maire Pape Sow bu ne am na droit ne bëgg nekk maire beneen responsable ne bëgg naa droit am nekk maire kon defe naa ne foofu. c'est pas un sujet tabou pour que kenn ku ne présenté ndax ñu ko bëgg di ko wax fii à Bambilor pourquoi duñ ko wax à Sangalkam. yow boo amoon loo ko ci xelal mu doon candidat la ou bien mu bàyyi noonu. mu seetlu moom Pape Sow waaw mu nekk candidat. ngeen commune du Sangalkam. moom yéene naa ko. ngeen écarté. loolu duñ ko écarté de. Omar Gueye. Omar Gueye mooy kon ñu mënuñu écarté Omar Gueye. non parce que tey bu ngeen naree ngeen ba Pape Sow. léegi pourquoi yéen ngeen bëgg ne wax njëriñ fii léegi nee nañu du nekk kenn nangam léegi pourquoi ñu laa wax Omar Gueye rek ngeen ne de pour ñu écarté ko non parti bi bu tànnee Pape Sow comme candidat si commune Sangalkam. waaw mën na nekk. ah bu ko kon kay boobaa dañ koy ñaanal yàlla. bu ko tànnul nag. ah bu ko tànnul. bu ko tànnul ah moom moo xam ndaxte manuma ne kii dama posé question ay conditions là dama ne est-ce que bu ko parti bi tànnee bu ko tànnul moom moo xool ni muy réagir ak i mbokkam. lan mooy séparé nañu léegi bokkatuñu benn commune. lan mooy problème bi majeur diggante njabootu ministre Omar Gueye ak Omar Gueye en personne. non lan mooy problème Omar Gueye kuy responsable. quel est le problème actuellement nii yow di nga mieux placé parce que yow démb ak tey ak barke démb yëpp fi la fekk. démb ak tey mu ngi fekk barke démb fekkuma fi. démb moom. fi ak tey xam nga lu tax. yow en tant que conseiller de l'honorable député maire ku lay déglu la nag. waaw c'est vrai sama jeune frère la. tey yan jéego nga si dox si diggante boobu noonu. pour vraiment jàmm ñëw. dox nañ ko si doxaar xam nga kii Lamine pour nga boole ñaar ni day fekk ñoom ñu wane ne moom bëgg nañu mën a nekk benn ndaxte. kon bëgguñu ko ah si xam nga tax dafa am si wàllu diggante ñaari nit man mu dama leen fekk ñoom ñuy ànd ma nekk PDS ñoom ñoo ma ñëw ne gannaaw dañ ñu ngi ñëw uuf ñu jël ma yóbbu moom bureau Omar Gueye man mi maa dem ànd ak une délégation wax ko ne jóg naa pour ñu ànd ak yéen ndax sama ñaari rakk ñu ngi ci ànd ak yow muy Ndiène Diop moo Sall Diop kon foofu defe naa ne jàmm ñoom seen biir ñoom bu waroon a continuer loolu mais ay calcul politique tax na ba ñun gis nañ ñoom ñu ngi am distance mais tey bu ñu defoon benn commune defe naa ne foofu par force ñu ànd ndaxte bu ñu ko interparti gagné fii ndaxte aussi bu ñu bëgg nekk maire bu parti bu gagné duñ ko nekk kon tey bu ñu leen boole woon tey benn commune li ñu doon def nii yëpp nañu ko bàyyi ndax fi ne day rivaliser ndaxte wujju foo ko gis am na fa tey bu sañoon tey waa Bambilor seen commune mooy gën bu Sangalkam seen commune mooy gën bu Jaxaay wala bu Tivaouane loolu si à la plus ci wàllu activité politique kenn ku ne da nga koy dund. mais loolu mën nañu ko def d'une manière vraiment civilisée. civilisée waaw. mais li muy doxee nii. animosité boobu. am na si parce que. am na. yaa ngi dégg audio bu naan kii di seur ministre moo ko génne honorable député ko daanaka tudd ko sax mais tontu na ko. waaw donc est-ce que loolu du yàq. non wax dañ koy defar ndax xam nga ba ne waa Bambilor tekkiwuñu daal sagar lañu boo ko waxee. est-ce que waa Bambilor la wax waxul waa Bambilor kon yow déglu ko audio bi. daa cité tout. waaw mais déedéet
moom cité wul tout dana diw. waaw mënoon naa takk morceau bu weex comme waa Bambilor takk nañ morceau bu xonq ne d'accord ñu moom mi dëkk Bambilor si d'accord war naa takk morceau bu weex daanaka moo gën ñu ñàkk ñu am xam nu mu ko tuddee sax ñàkkal fayda daal ki nga xam ne moo dëkk Bambilor ñu doon wax ku nekk ak moom ànd ak ñoom moo ko tontu. mais Adja Mbaw ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ndax keroog wane ne deretu Bambilor yëngatu na bon bien que ñoom ñoo ànd ñoo nekk bu dee bëccëg mais dana ko loolu mayatu ma la nga def wax waa Bambilor. mais am na tontu na ko tamit. waaw mais du ko tontu xam nga tontu du fa wax. est-ce que loolu du gën a ñagasal diggante yi. déedéet xam nga yow nit ki boo dooree bal nit ki yàlla koy delloo ñun fii milieu lébu lañ bu ñu paree ñu ànd nekk benn man nañu waxante léegi mais dëgg lañ koy waxante boo doo xas nit ki ba noppi taxaw doo xas ndax booy xas nit yaa ngi xas sa bopp. après honorable député yow fan nga jëm parce que yaa ngi ne PDS li nga PDS ñëw APR après ñoom fan nga jëm. benn famille libérale. damay. benn famille libérale maa ngi si APR foofu laa nekk. PDS bi ñu fay nekk it dégg nga ma la wax ne ñun ñoo fi neewoon di am découpage bi en 2011 ñoom ñii bii ñëw en délégation ñu nar a opposé ma ne man rus naa sama rak ñaari rak yi nekk kii président délégation kii vice président mooy si taxaw di opposé keroog laa bàyyi activité yooyu. mais le plus grand problème de l'honorable député Ngagne Diop. soo xoolee village yu ko nekk fii yëpp problème yu gën a ngand maanaam lu koy posé sax ay problème laa wax c'est le village de Bambilor yéen responsable yi àndoo leen. ñenn ñoo ànd. non responsable politique yi nekk fii bu Bambilor ànduñu. non non fekkee ne ñi ànd ak Ndiaye moom ñuy ànd nañ ñi ànd ak Ndiaye mais xam nga aussi Bambilor mooy chef lieu commune bi. mais politique yi lay gën a doo dégg déen doo dégg mbéy doo dégg waaye mbaam. attaque yi ñuy attaqué maire yëpp marché yëpp fii lay sotteekoo. waaw nga principal opposant fii lañ dëkk. ba pare commune bi nekk fii. waaw yéen dañu war a jàpp. xam mais yéen a ko gën a sonal. waaw mais xam nga loolu. est-ce que loolu si tànn gars yi ba ngeen di tànn est-ce que ànd ngeen si yéen responsable yi jege maire parce que ñu naan yéen ñi jege maire donc si côté Bambilor vraiment maanaam nekkoo leen fa askan bi quoi ñu ngi koy wax si suuf nag. est-ce que loolu vraiment de frustration. non gis nga nekk si askan bi ñun jiitu nañ si maire man mi wax ak yow dama jiitu maire si nekkal askanu Bambilor kooku boo laajee waa Bambilor ñu wax la xam ne Zal Diop mi ku yàgg a def si Bambilor la dama ne ñàkk juboo ak maire mooy ko àndul ak maire doo juboo ak moom politiquement laa wax mais sur le plan social boo dajee ak maire ñu ngi soogante kafre. mais. waaw lu ñu teg. waaw lu honorable teg. ñu ne baaxul. ñu ne baaxul. waaw te doo ko dégg de. doo ko dégg ndax waaye man doo ko dégg benn dëkk. fii la ko déggee. xam nga loolu loo si man xam nga nit ko aussi boo nekk weer maa ngi ni mu xool da ko ne gisuma weer wala loo def bu xëpp si suuf mais loolu du politique boo xam ne rafet na nit ki mën nga ko nangul ne wax dëgg yàlla lii de def na ko lii def na ko mais bu ma sañoon lii manqué ni ñu def ko wala man di d'accord ma ak moom si lii nit ku ne am na si droit mais nag boo defee fukk ñu jël xëpp yëpp si mbarit loolu aussi vraiment defe naa du politique boo xam ne na avancé le dëkk. ñu wax ci li nga xamante ni mooy askan bu yeewoo ci ay Kër Ndiaye Lo commune parce que nee nañ seen commune yi bopp lañ bëgg ginnaaw bi ngeen demee boo xam ne instant yi ñii moom dañuy gën ci yéen bu ñuy organiser benn marche fan yi ñu weesu ñu gisoon ay images yi nga xamante ni wane na sa kanam que yaa ngi woon présence foofu noonu lan moo waraloon sa déplacement foofu noonu. sama déplacement dañu bokk benn commune ñoom ñu taxaw di laaj seen yelleef. ndax droit de marche kenn ku ne dañ la koy nangul la ñuy laaj ñoom laaj nañu ko en 2011 ñun bi ñuy dem si bureau Aline Sow ministre des collectivités territoriales ndem si yàlla si Khalifa Xuma moo ko laaj devant le ministre mu ne ko Khalifa loolu da ngay xaar beneen yoon bii xas nañu enclenché la commune de Bambilor ak Tivaouane Peulh ba pare loolu man maa présenté le rapport au ministre si la jëlee parole en tant que député mu wax ne ka man de amoon naa si xalaat mu bëggoon ñun Kër Ndiaye Lo ñu am suñu kii bopp kon du loo xam ne lu ñu doog a dox la nii ren lu yàgg la donc 2011 c'est pas 2021 moo waral ñun aussi ñun mi ñuy manifester ma ànd ak chef de village Ousmane Dia ñu ànd dem par solidarité ànd ak ñoom. temps yi ngeen bëri lu ngeen di nekk di ŋaññi mun naa ko wax tuddee noonu parce que maire à chaque fois yaakaar naa tombé naag ñaari ndaje yoo xamante day yëkkati ay kàddu mu ne dafa am ay doom yoo xamante ni Bambilor la ñu dëkk commune yi Bambilor ba pare toogaat di xeexaat Bambilor ci ban degré ngeen yi mesurer loolu ne nit mun naa juddoo ci dëkk ba pare di xeexaat dëkk bi. waaw ci lu ngeen gisee lan ngeen jàppee comme xeex. non li ñu ko jàppee mooy que xam nga wax nga fi léegi arrondissement bi dem na am na dëkk yu dem si commune Bambilor. koy présenté. dafa am ñoo conseil yoo xam ne fii la ñu dëkk woote nañu ne d'accord nañu xam nga
nit ki boo ne ma ne d'accord ma arrondissement bi dem na dëkk yi dem ñëpp di ko dégg dañuy préfet day jël PV mais tey lu tax nga d'accord Macky Sall moo ko bëgg d'accord naa amul leneen motif bi loolu rek la ñu wax lu tax nga d'accord mu ne Macky Sall moo ko bëgg man d'accord naa. est-ce que bañuñ contradictoire bu ngeen amal instant yi yéen ngeen taxaw voté ne non redécoupage ay fan maire keroo ndaje bi mu ne Macky Sall comme ndogali Macky Sall la ànd na si mais finalement nit ñi duñu xamati loo bëgg ak loo bañ est-ce que doo bu nekkee da nga bëgg a obéir parti bi ndogalam est-ce que doo taxaw benn yoon rek nga ne ànd na ak Macky Sall. xam nga bi mu toogee bi mu def décret bi ñu ngi xaar à ce que mu yàq te maire weesu na foofu kilifa dafay am disposition war nga ko jël si parti te maire bu demee ba parti investir la nga nekk maire investir la nga nekk député mu tànn la parmi les 6 députés CEDEAO ok francophonie wax dëgg am bët ba ko Macky Sall xoolee la mu taxaw si salle ba devant le représentant de l'État muy Macky Sall ma sous-préfet mooy représentant Macky mu nekk d'accord ma à ce que ñu jël dëkk yooyu di ko yóbbu Sangalkam d'accord mu yóbbu arrondissement bi moom ak ñeent fukki nawleem ak nangam kon bu demee ba malgré ça président signé décret bi mais du démissionner parti wala muy sànni wala muy taal la muy def mooy mu conformer aussi décision bi nga xam ne président moo ko jël la décret ministre signé wu ko président moo koy signé kon bu ko président signé ça veut dire que ne président jël na disposition à ce que arrondissement bi mu dem Sangalkam léegi loolu boo ne conformé wu du tee président bu demee ba xool ak rapport yi nga xam ne dem na si moom gis nañ ne tey Bambilor tey arrondissement war ko na yóbbu à Sangalkam ndax mën na fexe comme dëkk yële dëkk yooyu ils sont bien organisés les 5 villages yow xam nga si dara ndax gis ngeen ñoom saa yu ñu jógee ñu nga daje waxtaan kon arrondissement bi ñun vraiment lu ñu intéressé wala à ce que mu toog bu ñu sañoon dëkk yooyu benn du dem dañuy rester à Bambilor mais ñoom toog nañ mujj gi ñu ne ñoom plus de Bambilor jamais de Sangalkam kon ñun bu ñu sañoon ñoom ñu am seen commune arrondissement bi des Bambilor. dëkk yooyu ni nga ko waxee léegi bu ñu jógee pour ñaxtu benn affaire ñoom yëpp ay mobiliser wu jóg xeex mais bu nekkee Bambilor nga gis ne am na ay pour am na ay contre askan bi ñoo xamante ni yëngatuñ ci mairie bi doo leen gis ñuy nekk di yëngatu est-ce que loolu du tekki ne bëri na ñi nga xamante ni ci askan bi ñoo ngi fi toog xëy na nu ngeen leen di gouverner nekkut lu leen doy. léegi ñun saa ñu soxlaa population bi ñu génn barke démb gis nga ni ñu leen ooyee foofu ñu génn. loolu rek mooy ñooñu ngeen yaakaar comme seen militant lu gën noonu keroog. déedéet yow xam nga ne capacité de mobilisation ci département ñun amuñu ci morom dama ne ci at yi ñu weesu. ak yi ñëw nii est-ce que loolu mooy am. ma ne moo tey ak suba xam nga lu tax. mais mobilisation bi passé daan mobilisation daan na ko ëpp foofu tey lu xew non ci ngoon gi 18h la ma maire oo ne ma suba dañuy joxe ay table ba bu ñu paree ñu def réunion ma nekk ci salle mu ne waaw ma ne ko non xaju ci salle yóbbu ñu ci biti man mi maa ne ko nañ def bâche ci biti ñu ngi ko wax 6h su suba gi ñu def daje bi. est-ce que yàquloo ko. non yàquma ko. parce que nit ñi li ñu wane fii moom. waaw mais loolu ku jàpp loolu da ngay ju ndaxte aussi nit ñi ñoom ñoo ñëw toog di soo fa oto car yu indi ay nit bu dul caaru libaas boobu moo fa indi waa Gorom ñu ñëw foofu mais commune Bambilor 14 villages actuellement te ñooñu ñëpp tey bu ñu doon mobiliser xaju ñu foofu mais dama ne booy toog di wax askan bi lu jëm ci njëriñu askan wi bul dugg saal man maa ne ko ñi saal ba fees na actuellement day fees ak ñi ñuy wax jox table banque mais mënuñoo au responsable di ak ñi ñu dëkk si dëkk bi rek ñoom ñoo mobiliser waa Bambilor place boole mënuñoo xaj si saal nañ leen yóbbu si biti boo gisee bâche yi ñun ñeenti bâche la ñu jël ak benn kii podium pour mën si recevoir nit ñi mais bu dee mobilisation ñi ànd ak Ndiène Diop dans la commune de Bambilor kooku lii ñëw ëllëg mooy raw sax nekkoon dégg soob yàlla. keroog ci salle bi may ma foofu tuuti Lamine Sarr Badiane xam naa nag di nga wax ne waa ji mën na déglu trop parce que bu ñu demee it loolu moo ñu fay yóbboo. mooy keroog bu ñu demee ngeen di organiser seen marche bi nga xamante ni dafa avorté woon yëkkati nga foon ay kaddu nga ne ko boo moytu da ngeen di nekk di topp li nga xamante ni mooy réunion bi wàllum redécoupage bi te jamono boobu noonu am na ñi nga xamante ni ñu ngi sur le terrain est-ce que ñi ngay njorti ne ñu ngi sur le terrain jamono bi est-ce que nekkul ñooñu ñoo dem boo commencé di occuper tamit terrain. non xam nga politique occupation terrain la politique dama la wax en connaissance de cause je suis un politicien donc dama leen di wax ndaxte si loolu gêné dama leen ne ñu ngi réunion ni dëgg la mais il faut ngeen dem gën a occuper terrain bi te xale yi responsable bu nekk
boo ñëwee fii te Daaru Salaam ba camp de jeunesse Saya moo fa nekk Aboubacar Keita di nga gis ne barke dem bi mu ñëw rek une forte délégation ñooy ànd ak moom Ndiassane Baye Waly donc Mbaye Tabara nekk Kër Suuf Waly Ndaw nekk Medina Bambilor. kon ñooñu yëpp seen mobilisation mooy ndaje boobu noonu. waaw kenn ku nekk da nga jël quelque ses responsables nga ànd ak. ñoom yëpp seen i ndaje moo nekk loolu. présenté woon yow boo demoon rek ndaje moom rek boo demoon Medina Bambilor di nga fekk lu ko raw boo ñëwoon tey fii ñii dajale seen nit fekk raw ndaxte xam nga ndaje boo xam ne da nga xëy nga oo nit ñi ne leen tey si ngoon dañoo war a dem Kër Maire nañ def une délégation laa la wax waxuma une mobilisation une délégation de camp de jeunesse yoo xam ne dañoo ñëw fekk si daje bi. est-ce que nekkul ci délégation yooyu lañ mën a toll lañ mën a yem tamit. waaw mun nañ jàpp si loolu xam nga nit ki bul li nga mën a wax mooy que dañuy yem si xëy na ñun loolu la ñu am si nit ba li si kanam. soobee yàlla boobaa dañ xam ndax ñun nit ñi ñu suñu ginnaaw wala déet. xam nga sànq yaa ngi koy wax même honorable ko wax na ko. waaw nee na Libaas loo wax maa ko wax loo def. maa ko def mais gis nañ ne seen biir. am na ay responsable nga xam ne nii sorte yi Libaas yi def nii ñoom doon na si gis ñoom neexu leen. non c'est-à-dire am na si ba pare Libaas à chaque fois déclaration yëpp nañ bokk ndey nañ bokk bàyyi. conseil maa ko koy laaj kon bokkoon nañ ndey bokkoon nañ bàyyi parce que am na ñu nga xam ne ay responsable la. mais ñoom dañoo jege honorable député maire nee na Libaas loo wax maa ko wax loo def maa ko wax te ñoom ànduñu ko Libaas fu mu nekk nii. loolu est-ce que mun na dem. non xam nga tax mooy dem mooy c'est au niveau de Gorom. est-ce que discipline de parti am na si. non mais daf ko wax nekk man mii Gorom aw ma jot fa laay xëyee mais presque dinaa dem toog lu yàgg du ma duggaat si dëkk ba ndax activité maa ngi si mbiru commune bi mais Libaas tey bu jógee gis ne Gorom mu ngi am tuuti léthargie wàllu politique mu jóg yéewaat nit ñi nee na bëgg ñu bokk ndey bokk bàyyi topp si ginnaaw maire. nee na fépp la jëm. waaw non demagul fépp nag ndax mi ngi Gorom actuellement ba léegi nii tey ñii Gorom lay desaat bu dee fépp leen pour defaral maire ñun ñëpp ñu xajal ko ndaxte ñun ñoo nekk responsable fi à Bambilor ñun ñëpp dañu war a ànd ndaxte ñun dañu saa yi demee Gorom di nga gis man ma ñëw fekk si leen délégation bi. yow yaa ngi si. waaw man damay dem pour encourager leen am na ñoo xam ne nag 100% kenn mënu ko am. est-ce que yow vision politique am na ñoo xam ne tey xëy na yaakaar Libaas daa ñëw pour jël place nit wala Libaas daa ñëw pour que gën a jegeñ maire mais Libaas jegeñ na maire démb mi ngi doog a yëngatu si wàllu politique. te uniquement pour soutenir le maire. loolu am na si moo tax am na ñoo xam ne nii mënuñu ko kon nangu moo tax doo leen gis si ndaje yi. parce que tey honorable député maire bu doon génn tey di def meeting Gorom 2 képp koy responsable ak dëkk boo nekk di nga ñëw. effectivement. te honorable nee na Libaas tey loo wax maa ko wax loo def maa ko def. est-ce que ñun tey respecté leen kàddu maire bi. non bari na respecté kàddu maire mais wax leen. xam nga Libaas la waxal. dañuy xaar ñu wax leen. ah si xam nga Libaas au niveau de Gorom lay defee activité politique am donc activité politique am ñu responsable Gorom ñoo ñu war a fekk si Libaas tamit gis naa ne ñoom ñu ngi ñëw ndax ñoom Cheikh Sané ñoo fa ne ñoom Makan ñoom kii Seck ñoom Roxaye Diagne ñoom ñëpp ñu ngi ànd te saa di leen dul jël parole ku di Cheikh Sané laa gis mu fay jël parole di encourager Libaas mais Libaas tey bu ne woon mi ngi dugg Bambilor njëriñ nañu Libaas mi ngi di recevoir leen ko ñu recevoir ko ndaxte aussi tout ce qui est pour njëriñ ñun d'accord nañ pour que ñu ñëw ànd liggéey ndax Libaas fii la jël jabar à Bambilor kon war na mën a am tànk fi à Bambilor si kaw ñu ko nangu ndax te gis naa ne am na li si kanam duñ ko gis am na ñoo xam ne ànd ñoo leen njëriñ mu récupéré ne leen ñu ngi si groupe am te actuellement nii njëriñ mu ngi recevoir heure bi may wax ak yii ñoo xam ne dañu nekkoon feneen ñëw fekk si ko. ñi muy recevoir yëpp mu bëri si ñi nga xamante ni dañuy am tur ñu waaw man maa représenté lii mais dañuy gis ne en général buñ demee ànd ak maire ñu nekkoon seen ginnaaw yëpp ñu si gën a bëri dañuy bàyyi ne ko dem xooli feneen. waaw man xëy na constat bu nga man defuma ko en tout cas man gis naa ne ñi ñëw ñëpp ne dañuy ànd ak maire respecté nañu ànd ak seen i nit xëy na nag xëy na ñu bees la yoo xam ne man yëguguma ko mais actuellement ñi ma gis ñëpp ñu jóge woon feneen ànd ak maire ñu ngi ànd ak seen i nit ñëw. waaw man li ma jaaxal mooy Papa Zale. waaw honorable député Ndiaye Diop. meeting bu mu def wala sortie bu mu def. bu ñëwee rek dañuy commencé ndaje bi. day commencé. ndaje bi waaw. ñu am fii ko honorable député ñëw na 18h ñu ne Libaas la ñuy xaar. bu 19h muy soog a ñëw pour cérémonie bi soog a commencé. mel ni président est-ce sax qu'il n'est pas le candidat. demul noonu ndaxte man maa njëkk a wax man bi may wax bi Papa Ndiaye di wax
bi am na keneen ku waxaat. bon fan nga libaas yegg si. non libaas bi Papa Ndiaye wax libaas ñëwagul. man bi ma wax libaas ñëwagul. kon xanaa man Papa Ndiaye ñaari yoon la wax. non Papa Ndiaye benn yoon la wax man maa njëkk a wax man maa ubbi. libaas bi muy dugg si. di ñëw du toog Papa Ndiaye mu jël kaddu. non Papa Ndiaye ñun ñu nga fa boo fekk na libaas ñëw. jël na kaddu bi libaas egg see. waaw moom laa lay wax. ndaxte man Papa Ndiaye bu ñëwee dañ ma ndax libaas wax na parole jël na parole. boo ma cérémonie bu commencé. waaw man ma ok dëgg cérémonie officielle bu ñuy wax. ba libaas bu egg see la commencé. déedéet te le maire il est là depuis. cérémonie officielle man maa ko ubbi man maa njëkk jël parole te boobu libaas ñëwagul man maa wax Assane Bey wax na libaas ñëwagul am na keneen ko wax libaas ñëwagul dañ ne libaas mi ngi ñëw mais mu ne kon bala moo jël ko na xaar libaas egsi. c'est le Papa Ndiaye jëlaate parole loolu la. mais am na ko sax ku ñëw ne maire xaaral libaas ma ne ko léegi dafa am heure boo xam ne bu guddee journal bi ñu mën a jël donc c'est le libaas dugg si biir ñu jox ko parole aussi. li ñu gis ko si libaas mosuñu ko gis. mooy lan. ndaje libaas def nga tub convoi jege goro di daalu ndànk ñu toog di ko xaar mu ñëw meer na ko loo wax maa ko wax loo def maa ko def. dafa seetlu xolam rek. ñëpp naan libaas mooy seen candidat. Baye Sall candidat lan mooy candidat Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Bambilor. c'est que gars yi dañu koy nangu wax lañ ko. gis nga xel xalaat lay jëriñ ñoom seen xel moo jàpp ne loolu la libaas doo ko laaj mukk mu ne il sera candidat pour wàllu mairie. ñemoo ko wax. lu tax instant nii. mais lii lépp man tey bu ma doon nekkaan dama koy wax kan ma koy tey wax. mais yow amul njoxtu ne. libaas boo waxee de maire mere ko. bu nekkee mais déedéet maire du ñeneen yoo xam ay candidat nen mere ko de. parce que dafa ànd ak moom di liggéey. waaw daf ko waxal déet xam ko ànd ak moom di liggéey ñun toog nañu ndóoyeen yow fa la fekk. mais maire ñëw fa ak dama fa 10 minutes ne comme libaas nga zaal ngi fi libaas ne leen taw leen ma wax leen kii moo tax may wër man du ma politicien li may def yëpp pour que ñu en topp si ginnaaw maire. amul réunion bu ngeen def yéen responsable yi. ak honorable député ngeen toog ngeen waxtaan. ngeen diagnostiquer situation bi yëpp ñu ne actuellement fii ñu toll nii. libaas moo ñu si mën a génne. réunion waaw yéen ak honorable député. parce que libaas li muy def nii. am na réunion. musul am bu ngeen daje. maa la wax ne ngeen activé ko mu dem. ndax mbaa moom mu ñàkk a fekkee réunion boobu. maa la wax ne non non. loolu réunion politique bu sensible noonu. incha allah xanaa ma dee. libaas dafa toog a toog nii rek gëm ni rek di def ay sorties noonu ne maire lay jàppale. non dafa wax maire da nekk man maa ngi dugg si dëkk bi wax ak nit ñi. bu mu ngeen koy wax. amul benn réunion bu ngeen si waxtaanee. amul réunion ak kàllaam yi ça je vous le dis tey Lamine. je suis un politicien maire dama dégg comme yàlla moo may déglu. maire may déglu am na loo xam ne aussi nañ ci wecceew mais libaas comme Zal la comme keneen war nañu mën a dugg si dëkk bi liggéeyal maire pour que ëllëg maire pour mu am deuxième mandat muy gën a yomb. est-ce que tey maire comme nekk na député am na yeneen ambition est-ce que jotul tey mu accompagner libaas yooyu ñëpp ngeen ànd ngeen def ko seen candidat est-ce que loolu gën a rafet. libaas du nekk suñu candidat ndax il n'est pas candidat xam nga wane wu ko non wala ma lay wax rek ne la loolu xalaatu ko. kuy dugg ci oto ñu yëkkati ñaari loxom mel ni candidat. non moom geste candidat la kon la bàyyi geste boobu. si politicien la nit ki bu ñu ñëwee ñu ànd ak yow def convoi nga ñëw toog si sa wetu mentor nga ne sama lépp jébbal naa la ko mu ne la kon yow loo wax loolu laa wax la waxuma ko. mais li ñuy def nii lan moo tax ku mel ne yow dafa ko Bambilor ku mel ne Papa Ndiaye dafa ko Déen ku mel ne Ibou Guèye dafa ko Gorom 1 donc. moom kese moo ñun suñu def ñaati at la ñun li ñuy def nii. yàgg nañ ko def li baax ma ne day doog a jóg si politique donc moom stratégie politique nii la mu dugg si biir Gorom wax ak waa Gorom. man bi li ma doon liggéey si Bambilor ba li ñu koy liggéey wax naa la léegi ne dem naa ba samay jeune kenn ku ne dajale nga mbooloo moo xam ne bis bu ñu ko sottilee maire dina xam ne Bambilor vraiment mbooloo topp na si ginnaaw. Bambilor élection par exemple fii dóor maire bu dóor yu métti. dóor yu métti loolu am na. loolu moo tax sax bëggoon leen Kër Ndiaye Lo ak Kourou dem parce que ñoom ñoo ñu sauvé. déedéet xalaatuñu soo laal politique boobu sax. bu ñu defee sondage yooyu est-ce que kon 2022 nekkutoon. sondage boo ko defee suba maire majorité à Bambilor. actuellement nii. lan moo changé si diggante bi lan moo changé si diggante massification bi ñuy def ñun. wala marché bi la. marché ban déedéet dañu massifier le parti si côté Ndiaye ba bu ñu doon def léegi sondage bu leen neexee ngeen def ko di ngeen gis ne Ndiaye il est majoritaire à Bambilor.
ñuy toog ci bopp ñi de des fois ak nga gis suñu mer ba futtu de. nee na liggéey fi dara du ñàkk yàlla sax da ngay de. parce que nee na da nga ñëw Bambilor doo xam ne fii mooy chef lieu sax commune bi. non Bambilor moom tur bi moom yàgg na si moom. mooy chef lieu commune te. chef lieu commune bi mais doo ci gis benn statut boo xam ne mooy. wala tali promo bi mooy tax ñu wax chef lieu. est-ce que yéen seen kii loolu projet état est-ce que responsable Bambilor yi fii est-ce que yéen seen diggante nga tax na lu mel ne yow Ousseynou Gueye. yooyu noonu est-ce que. dañuy réunion chaque mardi Ousseynou Gueye bu fàtte ne sama jarbaat la mu ñu moom ak ñoom it Baye Waly xale yi nekk fii yëpp ñun amuñu benn problème. su ma seen relation yaa Ousseynou Gueye dëggantaan. relation lan. est-ce que amoo leen ay jafe-jafe. déedéet. est-ce que yéen a ngi waxante. est-ce que yéen a ngi yëgante. si wàllu deret boobu ma wax la ne. non si wàllu deret waxuñu ko si wàllu politique lañ wax. politique noonu maa ko formé moom ak lu ba jël ñu ne woon suñu jeune. est-ce que jox nga la cër boobu Ousseynou Gueye. bañu jox. est-ce que boo ko woowee mu ngi si la. bu ma fi ma nekk dama ko woowee mu ngi si ma. kan moo gagné marché mairie bu bees bi installation électrique yi. ku gagné. marché bi en tant que président des marchés. mairie bu bees ba. mairie bu bees bi installation internet bi tout ça. li ñu mayoon ci waxtu jeex na parce que 1h30 sax la mu mujj a may parce que da nga xaw a tardé xëy na ñu may la ci 30 secondes peut-être nga bëggoon a wax benn affaire boo xam ne xëy na peut-être laajuñ la ko ci benn 30 secondes. voilà jërëjëf xanaa d'abord gërëm leen sant leen que ne am naa cawarte ñëw fii wax bu ma wax moo jafe mën naa am juum naa ci li ma wax mais li ma bëggoon a mooy askan wi jël si njariñ di leen xamal ne commune Bambilor bu ñu joxoon tey xeer sax ñu suppali ko jama on va le réussir incha allah rabbi ndax nit ki mën naa am yéene ne xeer bi laa ko jox pour que ñu mën a dem fenn mais ñun dinañ ko soppali jama pour que askan wi mën ko jariñoo wax ne population Bambilor que honorable député maire mu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen oo ci li nga xam ne moom lañ bokk ñun ñëpp ndax olof nee na fafu ñëpp bokk dañ ko yéege xel mooy l'émergence de la commune de Bambilor ñu ànd liggéey gën ko liggéey ndax ñu liggéey na si loo xam ne tey lu si waaye dolli rek mu gën a dem te dañoo jëm ci loo xam ne muy ay élection ñu deme si mbokk deme si jàmm ak salaam ndax nit mën nga ko gaañ wala nga wax ko lu ñaaw mu des fi mais tey mën nga ko tere ba mu rus la kon nañu ànd ci bokk ndey bokk baay que commune Bambilor gagné commune Bambilor développé di ñaanal aussi le xalif de Bambilor muy Thierno Amadou di ñaanal Thierno Malick sama sëriñ di leen wax ne Bambilor si boppam ñun de chaque guddi ak bëccëg ñu ngi si œuvre pour que Bambilor jëm kanam ci wàll bu ne nag wàllu xale yeeg jigéen ñeeg yëpp te ñu ngi jëm ci côté boo xam ne xale yi ñu ngi si yëngatu wàllu sport bi dañ si taxaw wàllu nawet bi dañ si def réunion ndax état bi aussi ñun interpellé nañ leen ndax inondation commune bi amul moyens yu mu ko taxawee te nawet bi day bette kooku moom ñu ngi ñaan suuf. gars yi nee nañ bàyyi ngeen defaree temps yi mënoon ngeen waajal ci mbënd bii di ñëw. non loolu ñun amuñu ñun ñoo am pouvoir boobu def ko dañuy participer te dañ ko def si matériel. xam nga dañu nit ñi day fàtte ne affaire inondation yooyu canalisation ñun yoruñu ko. yoruñu budget boobu ñoom ñoo ko war a def. moo tax ñu woo sous-préfet mu créé benn CLD ñu waxtaan uniquement sur les inondations préparées. jërëjëf Lassana ñu ngi jaajëfal téléspectateurs yëpp ak auditeurs yu ko doon déglu si rajo bi tamit ak internet yi di jaajëfal le doyen Saliou Diop. boo xam ne ni très expérimenté en politique. li mu ko waxee noonu la lu wàllu liggéey na lu bëri nag côté politique si Bambilor yàgg fi tamit lool donc ñu koy ñaanal yàlla xëcc ay fanam. bàyyi ko suñu biir mu continuer di jàppale askan bi. yàlla mën na ko yàlla defal di jox téléspectateur auditeur dig na de dimanche bi di ñëw beneen invité ak si beneen thème jaana jëf. waaw mbokk yi noonu la ñuy def ñu jaajëfal Lamine Sarr Badiane jaajëfal ki nga xamante ni mooy doyen Saliou Diop nekk conseiller municipal ci mairie bu Bambilor mbokku téléspectateurs yi yéen tamit ñi leen di jaajëfal ak mbokk auditeurs yi ñu doon may nopp à travers suñuy onde jaajëfal tamit ki nga xamante ni mooy Yaas nekkoon au niveau de la régie jaajëfal ki nga xamante ni mooy Koulibaly ak Alassane Faye ñoom ñoo nekkoon fi nga xamante ni mooy caméra yi mbokk ñi leen jox dig daje beneen dimanche ak émission kaay leeral askan bi.